vision des TV ñu tàmbali xabaaru marax yi jëm ci li nga xam mooy kon bàngaas bi jóg taxaw bëgg a càmbar lépp luy sunu gànjar gi ci réewum Sénégal gànjar gi di lépp luy xeetu mine pétrole ak gaz ak ñëm seen nañ koy doxalin bëgg mu leer dañ caa génne ab rapport dañu xam le mooy loolee mi ngi indi am koom waaye nag nañ ko doxal ci lu gën a leer ba Sénégal ku ne mën caa gis boppam ndaje moomee Mohamed Boun Abdallah Dionne moo ko ubbi woon dañ ci xuus ak reportage Codé Ndiaye. rapport bu bees bu ITE muy Institut pour la transparence des industries extractives nag mën nañ cee fekk ay information yoo xamante ne nii këru liggéeyukaay yu yëngu ci wàllu mine nekk fii ci Sénégal ñoom ñoo ko amal loolu nag nekk ab innovation maanaam lu yees loo xamante ne nii mën nañ ko nemmeeku ci boobule rapport bu ñu sukkandikoo ci kàddu kii jiite conseil national ITE fii ci Sénégal. rapport bi am na ci lu am solo parce que 2013 dañu seetlu ne ñi entreprises yi nekkoon Sénégal yëpp dans le domaine minier gazier pétrolier participé wu ñu woon bii pas dañu gis ne entreprises yëpp a participé 25 la ñu woon 18 la ñu amoon au niveau 17 la ñu amoon au niveau des mines am 8 au niveau du pétrole ñëpp a participé. donc exhaustivité ñu jàpp tamit ne ñëpp données yi ñu fournir dañ ko déclaré parce que ITE soo fournir ay données te déclaré woo ko du am solo te certifié woo ko du am solo. mu ñëwoon nag président bi la atelier njiitu jawriñ ñi moom di woo rek acteurs yi ñu gën a am responsabilité ci bu ñuy wax ci mbirum pétrole ak gaz fii ci Sénégal. entre octobre ci diggante weeru octobre 2013 ak weeru octobre 2014 ay jéego yu am solo daal dinañu koy nemmeeku ngir yombal li nga xamante ni moom mooy jokkalante yi kenn ku nekk xam ci xibaar bi nga toll te mu mun a may réew mi itamit mu daal di méngoog ci li ITE daal di digle. publication contrat minier yi ak it cos pétrogaz bi nga xamante ne nii samp nañ ko tax na ba transparence am ci mbirum gestion ressources minières fii ci Sénégal loolu nag di ay kaddu Ismaïla Madior Fall. représentant société civile bi nag moom di xam ne faw rek ñu gën a boole ñëpp ci mbirum gestion ressources yi fii ci Sénégal. bu fekkente ni dafa am ay questions yoo xamante ni population bi dañ koy poser ci transparence dans la gestion des ressources naturelles ngeen indi ay réponses yu convaincantes te soo leen seetloo bi mu amee yooyu yëpp décision bi ñu jël mooy dañu publier contrat pétrolier yi publier contrat gazier yi. suñu ko yemalee ci ñi nga xam ne ñooy liggéey ci nguur gi baax na mais jàpp nañ ne képp koo xam ne kii yoonam mu ngi ci yëngatu donc war nañ ko ci mos a boole moo tax ñu jàpp ne dañ ko war a yaatal. réewu Sénégal adhéré ITE ci octobre atum 2013 ñu amaloon nag benn rapport ITE ci at moomu rapport bu bees bi nag ñeewal atum 2014 dana dugg ci phase validation ci weer yi di ñëw prochain rapport bi nag ñu mën ko xaar. ci octobre atum 2017 bu ñu sukkandikoo ci kàddu njiitu jawriñ yi di Mohamed Boun Abdallah Dionne. Codé Ndiaye jaajëf bu fekkente ni koom-koomu Sénégal di gànjar gi mi ngi indi am koom ci askan wi dañ ko war a gën a saytu mu gën a leer waaye tamit fexe ba diwaanu Sénégal yi gox bu ci ne sa gànjar la muy mbelli nga am ci sa wàll bu ko defee Sénégal gox yëpp ñooy bokk naatandoo ko wax loolee mooy Maodo Malick Mbaye moom moo jiite mboolem ñu nekk ay élus ci département yu Sénégal yi dénk na kàddu Codé Ndiaye. également initiative bi président Macky Sall jël parce que dañ ko doon yàgg revendiquer di wax ni nañu fexe ba lépp luy jóge ci suuf si ñëpp toog di ko waxtaane li jëm ci gox-goxaan yi ak ci élus yi maanaam ñi ñu fal dafa des. dafa am disposition yu ñu jël depuis 2009 pour wax ni fa nga xamante ni fa la mine yi nekk maanaam yooyu nga xamante ni ay richesse la maanaam yu jóge ci suuf sa muy jóge collectivité locale ya fa nekk nañ leen ci bàddalil bu baax ci koppar yi ciy génn. est-ce que loolu mi ngi am. loolu nag amul parce que je crois que professeur wax na ko mais dañ ko war a def mais dañ ko war a def aussi ñu boole ci yu mel ni élus yi. dafa am urgence yi nga xamante ni dama jàpp ni ci la ñu war a wax ni lii ci la jëm dañ naan lii na jëm ci santé lii na jëm ci éducation lii na jëm ci maanaam si dundinu askan wi lii na jëm ci ñu tàggat ñi ñu fal ci gox-goxaan yi. mu doon Maodo Malick Mbaye leneen ci xibaar ñu xuus ba tey wàllum koom-koom lii mu ngi soxal Afrique NEPAD ñu ko seq ni ay réew ci biir Afrique ministre ba ko ŋànk ci biir Sénégal di Khadim Diop moom itam mi ngi nekkoon ndaje mu yaatu fi ci Ndakaaru ndaje ma kan moo doon fexe ba lépp lu tënk ci NEPAD ñu mën koo jëfandikoo waaye itam di ko doxal gu amul genn leyaame ngir lañ ca namm cim koom fañ ca bëgg a yegg ñu mën caa yegg ministre Khadim Diop kàddoom jot na jib ci wàll wi dénk na ko Codé Ndiaye. L'Afrique a plus que jamais besoin d'infrastructures de qualité
pour accompagner son système productif. Afrique ñu ngi gën a yittewoo ay tabax yu am solo ngir mën a gunge nag li ñuy woowee système productif yi maanaam jumtuwaay yi defar ngir mën a nag gunge lii di koom-koomam soxla na itamit lii di mbay bi mu daal di koy suqali def ko taxawaayam bu jekk ngir mën a suqali lii di industrie te jumtuwaay yi mu nar a jàpp yëpp bëri na ci ay technologie maanaam jumtuwaayu xarale yi boole ci itamit jëmmal lii di bëgg-bëggam sukkandiku ci doomu aadama yi am xam-xam bi jaarale ko ci njàng mi tàggat ndaw ñi ba ñu mën di liggéey. Passe par une réflexion soutenue sur l'implication des différents acteurs, en particulier les communautés économiques régionales. ci beneen wàll ñii ñoom seen boolu muñukaay moo fees ba tuuru moo tax ñu xëyoon tey jii boole woon seeni doole dañoo bëggoon amal toogaanum ñaxtu ngir nguur gi dégg leen faj seen i jafe-jafe mooy ñi amoon ak lax gu métti ci foiru Ndakaaru bi ñu génn ci FIDAK bi la yàq woon nag sakkan na lool ca pavillon vert lépp moo lakkoon ba def dóom ñoom ñu ngi laaj nguuru Sénégal lu toll ci daanaka juróom benn téeméeri milliards ak nangam nañu nag jot na seen ndàmpaay njot ko du mu gën a gaawee waaye seen ñaxtu ba mujjewul yegg ndax ay liif la leen fa dàqee dañ ciy xuus ànd ci ak Fatou Bintou Diagne. Vous avez l'autorisation pour faire le toogaay ñaxtu bi nga xamante ni ñoo la woon ca pavillon vert ñoom mujjul am ndax kat ñoom amuñu autorisation ci loolu waaye takk der yi sax daal dinañu rek arrêté seen porte parole bi ba pare ñu libéré ko ci ay simili. amuñu autorisation boobu la ñuy dem jëli ji ndax dañ ko fàtte woon a wut mais moom la ñuy dem jëli ji pour gën a nekk dans nos droits parce que Sénégal c'est un pays démocratique te ñun duñu enfreindre la loi. tey bi ñu ñëwee kat gendarme yi dañ leen fay fekk gis ngeen leen yéen ñi ña nga nee taxaw ñu defeere suñu ñu jël jàpp suñu porte parole Alpha Bijou Thiam suñu njiit téye ko ne du fi waxee parce que day perturbé alors que moom deful dara. ñoom ñi nga xamante ni ñoo faralu ñuy laaj 652 millions ci suñuy koppar waaye nanguwuñu benn yoon proposition bi nga xamante ni autorités yi nekk ca foire tegal na leen ko. di jox benn stand bu 9 mètres carrés suñ defee foire ba pare ku nekk ñu jox la 1 million ñu ne leen yaa xaytu kon foire bu amul dara stand bu amul dara luñ koy doyee nañ ñu jox kay stand ak xaalis bi avant bu ko defee ñu dem jënd suñuy bagage suñ ñu mënta kii ñu jënd suñu bagage def ko ci lii kay yomb na loolu bu ñu la ko waxee loolu yomb na léegi nag fay gi nee nañ comme premier ministre nee na danañ ñu fay joxe na ay instruction ñun nag gëm nañ ko. ñoom daal ñu fas yéene yëngu-yëngal bu fekkee ni jëwriñ ñi réagir ñu. fas yéene taxaw teem jigéen ñi takku góor ñi takk seen tubéy foire du am tànk fay ñu jaral nañu nag lu ne grève de la faim de buñ ko dee jiitu man mii maa koy jiital ndax commencé naa ko ba si niki tey foire du am tànk fay ñu ñun ñëpp ñun pare. ñu nekk ñeen fukk ak ñaari doomu Sénégal waaye tamit téeméer ak fanweer ak juróom-ñett ñoo xamante ni bitim réew lañ jóge ñoom ña fa loolu nag di laaj rek seeni xaalis ndax kat ñoom ñoo ko ñàkk ba pare ñu dut baaraam nguur gi waaye tamit ku jéegi ndax kenn ci ñoom faalewu leen te bu fekkee ni ñoom jotuñu seeni xaalis la jàpp nañu ni foiru ren mën a am. jaajëf Fatou Bintou Diagne ña ngay laaj kon koppar gu toll ci juróom benn téeméeri million ak juróom fukk ak ñaar la leen ci xibaar ñu wéy dugg ci wàllum politique ak mbirum Barthélémy Dias pencum ndaw réew ma taxawal nañu commission ba ngankoo salloo saytu lépp loo xam te mooy summi mbalaanum kiir laayam député Barthélémy Dias moomu leen ngir yoon mën a atte ay mbirum Ndiaga Diouf moo leen tax a jóg waaye dafa mel ni bu ñu xoolee ba ca biir sukkandiku ci borom xam-xam di jàngat mbir mi la ñu gis mooy dafa mel ni Barthélémy Dias ma doon sàkkum ngir ñu tegg mbalaanum kiir laayam ma nga tàmbalee bëgg a dellu ginnaaw ndaw fekkente ni la muy wax bu ñu ko jàngatee loolu lay nurum dañ ciy xuus ak reportage El Hadji Moussa Bey yi ki kiirlaay ki nga xam ne moo di Barthélémy Dias mu ngi ci yoonu antu gannaaw ba moom ndeyum mbille ji ñaanee li ni mel waxtu woo xam ne nag teg nañu ab commission ad hoc ngir rek mu saytu li jëm ci kiirlaay boobule moom Dias fils di xamle ni noppiwul ngir rek bokk ci ab procès politique ndax Bart dafa wax ba pare bëgg caa génn analyste politique bi da ci indi ay leeral. affaire Ndiaga Diop bi dañ ko waroon leeral depuis bu yàgg nguur gi ñoo dugal Barthélémy Dias si liste yi pour mu doon député nguur yi ñoo ko génne prison nguur gi ñoo ko fal dugal ko si bureau assemblée nationale mu nekk fa lu mu fa doon depuis 2012 ba récemment lay doog a démissionné donc dafa mel ni moom si boppam dafa am loo xam ne sant na ko parce que si géopolitique Sénégal boo ko xoolee géopolitique boo xam ne lu fa tilim mu ëpp lu fa set donc Barthélémy c'est tout à fait normal donc mu xam ni ak justice bi nga xam ne léeg-léeg dañu naan justice bi lu mu wax de yoon la wax suba ñu ne la justice bi lu mu wax de tey na xel. moom taskatu xabaar bi gën a xóotalub saytoom moom mu jàpp ne maire bu Mermoz Sacré-Cœur jamono ji
taxawaayub yëgle la amee ngir waajal askan bi. boo fàttalikoo 2004 bu Ablaye Wade ne Idrissa Seck nangam léegi voté nañu assemblée nationale Idrissa Seck dañ koy yóbbu Rebeuss Idrissa Seck dafa taxaw ci kanamu Sénégalais yi ne leen maa ngi dem Rebeuss waaye dara jot ma benn feebar topp ma du diabète du tuberculose du dara giribu ma sax bay soj donc loolu yëpp c'était pour ne suba lépp lu ma dal jàppale ni ñii ma dugal ci kaso bi ñoo ma ko teg donc Barthélémy mi tamit boo xoolee tamit même chose la parce que politique la ñu nekk boo tax na tey jii nii Barthélémy bu taxawee waxee noonu Barthélémy Dias bu taxawee waxee noonu day alerter rek day alerter ne leen maa ngi dinaa dem wuy ji tribunal parce que man sàkku naa ko yàgg naa bëgg affaire bi leer wante itam soo leen moytuwul man kese man may nekk agneau du sacrifice. moom Barthélémy Dias nag ñu ngi koy xaarandi àjjuma ji ñu jip ca assemblée ngir rek déglu ko ci li ñeel yëkkati mbubum kiirlaayam fukk ak benn député nag ñoo nekk ca commission ad hoc ba ñu taxawal ngir saytu li jëm ci yëkkati kiirlaayam. El Hadji Moussa Bey jaajëf ñu xuus jëm ba ca Ndar fekk fa teefonke yi ñoom ña nga ci jafe-jafe nee ñu doxalin bi nga xam ne nguur gaa ngi koy doxal ca goxub Ndar boobee ngir dimbali li nga xam mooy sàmm yi ba seen jur mën a dox ci tànk koom-koom loolee nekk na jafe-jafe dëppul ak yéen ñu koy doxee jaaduwul lu mel moo tax ne ñu bëgg nañ nguur gi geestu leen ba seen aw nekkin gën a mën a mucc ayib jur gi lépp ñu mën a am lu jaar ci yoon ni ab doxalin li moo tax seen kàddu jëpp ñu xuus Ndar ak Gambi Diagne. fii nag ci Ndar ñi nga xam ne ni ñoom ñooy yarkatu bàyyima yi ñi nga xam ne nag ñoom la banque yi gën a wóolu ci ñoom mooy ñiy yar ay ganaar di ko jaay loolee nag di kàddu bu nga xamee ni ñii di ay yarkat ak ay sàmmkat moom la ñu yëkkati ci ndaje mi nga xamee ni amal nañu ko ñetti ay bis nag deqale leen ak bis bi ñu war a amal fii ci Ndioum cérémonie officielle bu journée bu élevage waroon nañ cee waxtaane jafe-jafe yi nga xamee ni moom la ñuy jànkonteel ci financé wàllu élevage gannaaw nag waxtaan wi ba mu taxawee ñi nga xamee ni ñoom ñooy yarkat yi ak ñi nga xamee ni ñoo leen di financé di banquier yi kenn ku nekk yëkkati nga sa naqar ak li nga xamee ni moom moo la metti ci liggéey bi banquier yi ñoom seen wàllu bopp daal ni ñi nga xamee ni ñoom ñooy jël seen xaalis ba pare duñu fay ñoom ñooy indi ay jafe-jafe ba yi nga xamee ni sax léeg-léeg opération tabaski bi duñu mën a génne xaalis financé ko yarkat yi ñoom seen wàllu bopp yëkkati ay kàddu nii li nga xamee ni daal moom mooy xaalis bi ñuy financé yar gi ni ñu koy financé moom moo baaxul. Gambi Diagne jaajëf nekkul ni teefam koy Ndar rek ñoo mer ba futtu ñeetam fekk baax ca Podor ña ngay buur a dal da nga seen kurpañ tekk jëm ci defante la ko sooke mooy seenu aérodrome ba fa nekk kus néew lan bëgg a tuxal yóbbu ko beneen gox lii moo leen metti moo tax it mouvement bi yëngu ci wàllum politique muy ànd liggéey Podor ak Racine Sy seen kàddu jëm nañu moom sax njiit la Racine Sy mu jibal kàddoom nee na ñoom duñ ko nangu mukk aérodrome boobee ñu koy tuxali ko yóbbu faneen ñu teewlu kàddu gu mu Racine Sy. te ma xamal ñëpp nag nañ ma dégg nag ci Sénégal gi yëpp am na li nga xam ni Podor du ko nangu mooy ñuy fab jumtukaayu Podor mooy aérodrome ak li ni mel di ko yóbbu feneen kooku waa Podor duñ ko nangu tey duñ ko nangu ëllëg. ndaxte Podor ba muy am région yu bari amagul Sénégal donc buñ ko mënul yokk buñ ci wàññi dara Podor duñ ko nangu tey duñ ko nangu ëllëg. bu loolu paasee li ñu door a def tey dafa doon li nga xam ni rek mosal la rek waaye li ci kanam rawuli bët ñu ngi xeex pour que Podor nekk un jour la région de Podor. doon kàddu ko Mamadou Racine Sy leneen ci xibaar ñu wéyandi wax ci leneen lu soxal li nga xam rek muy wàllum paju gi fexe wér-gu-yaram ci Sénégal adduna bi yëpp mën na law ci bépp anam dañoo bëgg a boole seen i doole ñi laal ci wàllum càmm gi ak lépp li waa kër docteur ak ñenu àndal dañoo teg benn programme lañ ci bëgg mooy waxtaane mbir mi ëngam loo ci ëngam loo yu wér ku ñu indi xalaatam bu ko defee du ñàkk daañu tënk xët wa buñ ci awee day taxaw la ñu bëgg ci wàllu wér-gu-yaram mën a sax ci biir Sénégal Ibrahima Fall. doomu aadama yi ak mala yi dañu bokk aalam bi ñuy dundee loolee waral ba yenn jàngoro yi ñu wàllante ñu koy nemmeeku li ni mel nag ñuy yëngatu ci wàllu wér-gu-yaram fas yéene ci jël ay matuwaay yooyee bokk na ci programme bi ñuy woowee One Health. approche boobu maanaam une santé mooy benn wér-gu-yaram pour xeex bépp jàngoro boo xam ne que nit yeeg mala yi ñoo ko niroowale ak yeneen i jàngoro mel ni comme la résistance antimicrobienne.
lu ëpp ñetti téeméeri ndaw nekk ay partenaire ak fanweeri jëwrin yi ñu dénk wàllu wér-gu-yaram la ñuy xaarandi fii ci Ndakaaru lépp rek ngir wone dayoob ndaje bi. ñu mun tëral ay programme ay charte pour que pays yëpp yi nga xam ne que ñooy teewee ci bés bi mun daganal approche une santé benn wér-gu-yaram ci seen dëkk et te ñu koy doxalee comme nuñ ko santaane ci li ñuy wax programme sanitaire mondial. que santé moom bu intervenir xam nga santé dafa fekk déjà nit ki feebar na mën na def ay prévention évidemment mais foog nga xool fii affaire yi origine yi fu muy jógee mën na jógee ci environnement bi mën na jógee ci élevage bi mën na jógee ci mbay mi donc yooyu yëpp donc mën jógee ci napp gi donc yooyu yëpp foog nga xool lépp li nga xamante ni ay aliments d'origine animale la nga mën a xool nan nga ko mën a surveiller même ak rabu àll yi aussi nan ngay surveiller pour que bu ni mu bañ contact am ak nit ñi bañ a indi ay feebar yu bëri. téeméer boo jël daanaka juróom-ñaar fukk yi ak juróom ci feebar yi nga xamante ni moom mooy dab doomu aadama yi rawatina ci at yi ñu weesu lépp mu ngi jóge ci mala yi jaarale ko ca la ñuy lekk wala bokk la ñuy ratt ci ñoom loolay waral ba ñuy yëngatu ci wàllu wér-gu-yaram jàpp bés bi ñuy woowee One Health juróom-ñetti fan ba fukki fan ak benn ci weeru novembre fii ci Ndakaaru. Ibrahima Fall jaajëf ku def lu rëy am lu rëy wolof Njaay ko wax. brigade bay saytu lépp luy douane nekk ca Koupentoum dañoo def lu rëy moo tax ñu neexal leen dañoo jot ay jumtukaay am solo xeex bi ni xeex wàllum fraude moo tax ñu jox leen am neexal waa nguuru France ñoo def lu ni mel seenu douane lëkkaloog douane bu Sénégal giim jumtukaay nag day tax ba brigade googee ab liggéeyam dana ko gën a mën a def na mu gën a waree Ndeye Fatim Lo. ci atum 2015 brigade douanière bu Koumpentoum jot na jàpp lu tolloox juróom-ñetti kilo méthamphétamine ak fukk ak ñetti kilo yamba li ni mel tax ba ñu tànn ko ngir mu mën a jot ci jumtukaay yi nga xam ne ambassade bu France moo ko maye. Dans le cadre des bonnes relations entre nos deux douanes, nous avons. ci ànd bu rafet bi nga xam ne suñu ñaari réew yi di Sénégal ak France ñu ngi koy ànd moo waral jumtukaay yi ñu yëkkati rek jagleel ko ab unité antidrogue bu douane sénégalaise ndax seenub liggéey bu mucc ayib jëm rek ci saisie record yi nga xam ne nemmeeku nañu ko ci ay produits yu ci mel ni méthamphétamine ak li nga xam ne moo di sinébar jumtukaay yi ñu leen jagleel nag bëri nañu te wuute am na ci ay manotte am na ci it ay rajo yu mën a tax unité bu Koumpentoum mën a dox na mu waree. Koumpentoum fonctionne de manière aussi opérationnelle que possible. jumtukaay yi lee agent douane yi dinañ ko jëriñoo bés bu nekk dina tax ba ñu gën a mën a dëgëral xeex gi ñuy xeex si neybaat bi ak lii di fraude. matériel bi dafay yokk agent yi ay jumtuwaay am na jumtuwaay yu xarala yoo xam ne sax ñun ci suñu tradition sax duñ koy jox agent yi maanaam lu demee ni appareil photo lu demee ni ay bombe poivre yoo xam ne pour agent bi mun a défendre yooyu ñun duñ leen koy faral di jox mais yooyu yëpp ñoom boole nañ ko tey ci ñu jox agent yi pour parce que xam nañ agent yi coono yi ñu jànkuwanteel ci terrain bi loolu moo tax ñu jox ñu matériel boobu. at bu jot France day neexal brigade douanière yi nga xam ne ñoo ëpp li ñu jot a jàpp ci siney baax li ni mel doon na lu am solo loolu ci réew Sénégal surtout jamono ji nga xam ne ni gox yeex goxaat yi doon na fi nga xam ne ñii di trafiquant yi moom la ñu gën di taamu ngir def seen i ñaawteef. jaajëf Ndeye Fatim Lo leneen soxal Ndakaaru ak wàllum cet ak celal municipalité ba nekk ca Golf Sud ñoom jóg nañ taxaw daal di organiser ay bis boo xamante ne bii askan waa génn doon fexe ñuqi lépp lu nekk mbalit ci seen gox ba gox ba ne set wecc ngir dàq la fa nekk lépp ci xeetum caltegam dañ caa lëkkaloo ak UGC kuréel gi dénk wàllum saytu mbalit ci biir Ndakaaru ndaje ma sax daanaka bañ ci noppee ne ñu toll ci daanaka 180 tonnes muy téeméer ak juróom-ñett fukki tonnes mbalit lañ ca ñuqee ca Golf Sud googu leen dañ ciy ànd ak Abdoulaye Wadianga. waaye dañoo dajale tey askan bi pour jàppale parents yi ci fourniture scolaire parce que école ubbi na et même bu fekkee ñu su bari jot nañu def seen inscription fourniture yi day poser problème et foofu moo tax nag ñu xalaat ni mën nañoo ñëw jàppale askan bi comme nuñ leen di jàppale toujours xalaat ne ne ñaari weer ci ginnaaw jongaloon nañ fi 160 enfants et gratuitement léegi comme que nag dañoo toll ci njàngam école ñu ne nag mën nañ leen a jàppale ci fourniture kii pour au moins soulager parents yi aussi pour susciter xale yi pour ñu mën a jàng bu baax pour jariñ seen bopp jariñ seen waajur 200 élèves nañ leen jox sac jox leen ay cahier jox leen protège jox leen bic tout ce que lépp loo xam ne daal mën na leen a jàppale pour ñu mën a jàng bu baax.
mu doon kii doon yëngu ci wàllum joxe ay don daañu ñëwaat ci wajanga mi nga xamante ni bi def na ab gëstu jëm ci wàllum mbalit ma ca Golf Sud ak nañ ca taxawee kon addu dim Aljuma Maroon doon joxe ak ndimbal jëm ci mbirum élèves yaak seen jëmtukaayum njàng xibaar yi wuy ci benn wàll ñu xuusandi wax ci lu soxal li nga xam rek mooy Gorée ñoom itam ñu ngi ci ndaje mu nuy waaj mu am solo ndaje moo xamante ni bi ñu ngi koy woowee rek Gorée wala dalloo ndaje mu yaat jëm ci wàllum xumb di ab festival diaspora bi ñu lañ cay xaar ñoom nag ñu ngi ci wut am koppar ngir mën a am koppar gu doy ba seenum xumb ñu war a am organisation bu jaar ci yoon waaye nag donte ñoo des noo xam bi ñu ngi am yaakaar Ibrahima Fall. juróom-ñeenti fanu aada ak cosaan ci île bu Gorée loolee ngir saxal Gorée Diaspora Festival ndaje bi ni mel am doyoo lool ak lamu tombel di xalaatu njiitu GDF. xëj na amuñu koom bu bare amuñu taxawaay bu bare dëgërlaay bu baax mais volonté maanaam li tubaab volonté mën na faj lu ne donc communauté goréenne bi mairie bi ak partenaires yi ñu accompagné dañu mës a gëm festival bi parce que festival bi li muy woote mooy dellu dugaat si suñu cosaan pour ngir ubbi bunti dellu si ñi nga xam ne tamit mooy ñoo cosaanoo fii ci Afrique mbirum jàmm bi yóbbu woon seen maam yi bitim réew ba tey ñu ngi yëngatu ci yeneen dëkk judd si yeneen dëkk am yeneen nationalité mais fàttewuñu maanaam seeni racine fii la jógee. lu toll ci juróom-ñeent fukk ak juróom-benn million la ñuy xaar ngir organisation bi mën a mucc ayib te moo ne xaaju xaalis boobu amaguñu ko te ñaari ay bés rek des ñu dalal xew mi. mu nekk festival boo xam ne mën nañu ne lu yàgg dëgg la xëj na amuñu koom bu bare amuñu taxawaay bu bare dëgërlaay bu baax mais volonté maanaam li tubaab volonté mën na faj lu ne donc communauté goréenne bi mairie bi ak partenaires yi ñu accompagné dañu mës a gëm festival bi mooy innovation bi ci ñi nga xam ne dañ leen tànn comme parrain muy Barack Obama ak Nelson Mandela parce que ñooñu dafa am lu ñuy symboliser ci àddina si d'abord ay xeetu nit ñu lañu te gis nañu ne mbirum jaam bi affaire néewal doole xeet bu ñuul la woon gis nañu tamit te jamono ñu toll lépp lu tax ci Afrique wala lu tax cosaanoo si Afrique dañuy ne mënul dem. Gorée Diaspora Festival 2016 bi méngoo ko li ñuy màggalee juróom fukkeelu festival mondial des arts nègres gannaaw ba ñu ko njëkkee organisé ci atu 1966 loolee waral ba jëwriñ ñi nekkee Gorée fas yéene xar seen tànk tubay ngir organisation bi jéggi dayoo raw seeni njort. jaajëf Ibrahima Fall waaye itam jàngeen jëf ci ànd beeg ñun ci seen télévision DTV lii moo laflaat ci xibaaru marax yim gërëm leen bu wér bu leen toxal seenum seetaan dana amaat xabaar léegi incha allah ci 20h ci français ak Ajaratu Lena Sarr balee boobu ñaan la ñu bokk fanaan jàmm ak programme DTV illa liqa. Excellence, Monsieur le Président Macky Sall, bonsoir. Bonsoir. Je suis dans le temps de l'action et je dirige le pays, donc forcément ma responsabilité n'est pas la même que celle de l'opposition. Sa surexposition médiatique ne vous gêne pas? Il y a un pays réel et il y a une tempête médiatique permanente à Dakar. Vous êtes disposé à discuter, à dialoguer avec toutes les composantes de l'opposition, sans exception. Pourquoi? Mais l'opposition, c'est l'opposition. Moi, je ne fais pas de distinction entre membres de l'opposition. Pour dialoguer, il faut discuter avec le ministre de l'Intérieur. Le calendrier électoral de ces élections